ayca boog tey moo fi toogal Bourba Modou Fall naanaan wala Fall ferrailleur. comme que man lañu jagleel place Bourba dama lu wuutu rek ci ay simili. Bourba sedd bee ko jàpp. ay sedd ñu dalal la ci jàngat bi. ponk bu njëkk bi ñu war a waxtaanee mu di ñu nemmeeku ni Covid gi mbas mi ngi wéy di def fii ñoom ba fii ci réew mi. jàpp nañ nag ay nit yoo xam seen personnalité yu am solo. yoo xam te ne dañoo wuyu suñu borom. mu mel ni mbas mi dafa am lu ñu bëgg a jàng. Cheikh Modou ak Astou ainsi que Mor maa leen di gërëmaat ci dalal bi di nuyu bu baax sama rakk préféré boobu Chérif Dia li nga wax Cheikh lu am solo la dama naan 2020 évidemment on a eu beaucoup de pertes aussi les années précédentes mais 2020 daf ci ràññeeku on a perdu j'ose le dire les meilleurs d'entre nous ils sont partis ñooñu dem yàlla merew leen ba yóbbu leen ñun yàlla bëgguñu ba bàyyi ñu fi bu weesoo li nit di wax ne ku matal da ngay dem mais dafa am lu ay xeetu dem yoo xam ne ak ni ñuy tegloo ak qualité yi ñuy dem dafa laaj taxaw seetlu. ça doit alerter xam nga ba mbas mi ñëwee dañu mbas bu ñu duggee ci étymologie sens étymologie bi defe naa mooy mën nañu wax ne calamité la. c'est une calamité nga boo ko waxee ci olof mooy balaa su ma juumalee du ma olof nag waaye du ma kii yooyu mais professeur Massamba Gueye xam naa après dina ma SMS pes ma mais ce que je veux dire mooy sunu borom moo nuy wanaat boppam. nu waatee boppam nag mooy ba liy ñëwee ba léegi tey ñu ngi toll ci ay vaccin ku nekk yi génneel nangam gis nga vaccin yi sax ça pose problème ñu bëri ñeme ñu ko laal waaye ba mbas mi ñëw dugg see borom xam-xam yu mag yi dañ ne yàlla sunu borom bi moo nu mare ñun doomu aadama yi xëy na ci sunu ay manqué ci sunu ay yëf yoo xam ne yiwul wala yu wayat yi kenn ku ne si ñun nag moo xam nga ñuul nga weex nga jaune wala nga rouge yaa ci war a jàngat mooy lan nga defaraat sa toogaay on ne sera jamais parfait mais ñu jéem tendre vers la perfection mooy yokk suñu jaamu yàlla ak suñu gëm ndax ba loolu amee bu fekkonte ne tey jii si suñu doxalin rek li ma gëm mooy am na ci as tuut lu changé yàlla suñu borom ku bëri yërmande la moo ñu ko teg dina ko dindi waaye dindiwul dañul dafa gën a yokk tey ñu ngi wax 2e 3e vague donc c'est pourquoi loolu ba mu ñëwee xoolal ñu dem Astou Mbène xoolal ñu dem neew ma ñu dem ñëpp nag loolee la ñu yóbbu waaye tombee waral ay gaaf olof a ko wax kon cela veut dire te ba tey parallèlement à Covid bi pratique politicienne yu malsaine yi ñu ngi fi ba tey ñu dem ay kilifa ñoo dem ay kilifa yu askan ñoo dem kon dans tous les secteurs de la vie boo jël benn pilier boo xam ne bàyyi te xool la ñu dem Astou qualité ñu dem néew ma mënuma wax ne je n'ose pas dire que kenn du leen remplacer waaye dina jafe rawatina ci ay jikko ci Astou jamono ji nga xam ne ñun Thierno Alassane Sall moo tudd république des valeurs mais ñun suñu république amatul benn valeur zéro valeur ay nitu valeur dem ñi fi des maax ñoo ma yem su ma leen tanewul kon on n'a pas compris le message divin on l'a pas décrypté comme on devait le décrypter te ci foofu damay woo bu baax suñu kilifa diine ndax tey ci diine lañ ne ni ñu commencé 2020 mu metti ñu koy jeexalee lu pire xoola aussi nu aussi desee nu mu bare démb ba ma gisee Macky Sall di wax ci hôpital Fann naan sénégalais yi pensez aux morts pensez à ceux qui ont perdu des proches pour moom mi ngi doon waxanteel ak ñi gëmul feebar bi ñu gëmul mais man dama koy renvoyer la balle ñi mu war a waxal dëggantaan mooy ñun ñii askan wi nga xam ne suñu comportement est-ce que rafet na sama bos ak sa bos Cheikh ndax rafet na ñoom ñi nga xam ne ñoo yor tëggal guy gi est-ce que rafet na parce que nee naa yàlla suñu borom dafa yónnee ay misaal mais ñi dem qualité ñi dem bokkul ak duñu ay Sénégal lam daa dem nañu ñooñu xam nga siiwuñu waaye ñi ëpp ci ñu dem ay boromi tur ñoo dem ay kilifa te ñu baax ñoo dem amul kenn ku fi dem nga acca amul ñi dem daf lay metti xoolal Idrissa Diallo
le maire de Dalifort je m'incline maa ngi koy jaale Sénégal gi yëpp di ko jaale waa Dalifort mais di ko jaale Khalifa Sall wax na sànq du tooy sama xol ndax dafa wax lu dëgg loo xam ne ci Idriss Diallo su ma juumalee man maa ko njëkk invité ci émission politique ba muy ñëw ma koy tooñ naan ko il faut nga am fugg ak yooyu moo tax ba mu amee fugg mu ne ma yaa ma ko jàngal nit ku baax dem na koo xam ne c'est un politicien comme on aimerait en avoir et en voir tous les jours que Dieu fait ndax nit la koo xam ne li tax ñuy wax nit mi ngi ci moom mooy dafa nite li tax ñu naan homme politique mi ngi ci moom mooy dafa am conviction ndax boo amulee conviction doo mën a am engagement Mor tu es d'accord avec moi moo dafa am loolu conviction am engagement ba pare am fidélité pour moi ñett yooyu ñoo ànd loolu yëpp mi ngi ci kirem kon ñu ñàkk ku fort xoolal Khalifa Sall mi ngi génn tey li nga doon wax sànq Cheikh Idriss Diallo ba mu koy xeexal bu xalaatoon ne mënoon imaginer ne du nekk Khalifa Sall lu yàgg te ba Khalifa Sall nekkee fa mu nekk moom moo nekk ci biti kenn ëppalewu ko ci xeexu Khalifa Sall. waaye woyam rafet na. woyam rafet na parce que Astou tu as eu une belle fin woyam rafet na nañu ut woyu rafet ndax woyu rafet moo jara ut président Macky Sall il est temps moom ak ñi képp koo xam ne kilifa nga ndax kilifa yaay dem kenn ku ne dangaa war a toog xool sa bopp ndax yàlla suñu borom mi ba tey mi ngi ñuy mere kon kilifa diine yi laa foofu laay jeexale ci lii kilifa diine yi moi j'aurais bien aimé ubbiwaat nañu les lieux de culte si ñenn yi bon an mal an c'est vrai tere nañu rassemblement mais fii am na ay méthodes yoo xam ne nit ñi ngi koy def pour communiquer ak askan wi mooy réseaux sociaux yi digital bi yooyu nañuy waxtaan ak askan wi. ba pare ay tamit di Mortala nga baal ma di fësal jikko yi ñooñu ndax jikko yi tey balaa ñu koy fësal nit ki dem te pourtant nit ki am nga possibilité dem toog ak moom ngeen waxtaan mu wax la lu baax mu wax la moom li mu gëm mu wax la li muy doxalee nga fësal ko télé yi wane ko ñu xam ne fii kat am na ci lu ñu roy te asuloo su responsabilité ñun médias yi la xam nga aujourd'hui xoola Idrissa Diallo mi ngi dem jiitu Seyda Mariama Niass kenn naataabalewul imaanam ak diineem kenn naataabalewu ko dinaa ñëwaat ci beneen symbolique ba mu demee. mais tey normalement waxoon nañu am ay documentaires yoo xamante ne si mën nañ ci sukkandiku. voilà documentaire qui retrace la vie de ces mais amul personnalité. ñun besoin et même pour les générations futures à venir. li voilà ba pare Mor loolu nee naa dafa nekk responsable ñun journalistes yi xam nga ay CNRA ay Corée ak affaire yooyu fi nekk waruñu rek nekk ci ay sanctions dañu war a nekk tam ci yedd nit ñi ku ne mën nga yedd sa bopp sax en l'occurrence mais dafa am loo xam ne bu amee ñu àttu xoolal ba ca des mooy au moins mais yu mel nii c'est le moment mais ñu teg télé yu ne ñu am benn engagement citoyen mooy di ut télé rajo yu mais ku mel ne Mame Dabakh ya ma doon wax sëñ Cheikh Tidiane Sy yaaw ñooñu nga leen jëlaat ñu dem nañu de waaye la ñu wax ba tey mi ngi fi tegaatoon tey le discours de Mame Dabakh ci maanaam ba ñuy denc Lamine Gueye mu ni àdduna du kër mais je pense ñaar ñi ku ci xàmmee Lamine waaw te booba dafa tudd jëfu Lamine ba pare parce que dani kii bu doon yaa dënn bu doon teraanga àdduna bu nekk yàlla jox na ko mais yàlla jël na ko je pense boo seetee tey bu ñuy dañuy dajaloo ci cimetière yi te li nga wax man dafa am benn baat bu yàlla wax ci alxuraan dafa ñëw ci sama bopp yàlla dani la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes maanaam yéen a ngi daw rek di jëm ci ay alal di jëm ci wutum koom mais fa ngeen di mujj mooy ci ñu denc leen ci ay mais xoolal sànq symbolique bi ba ñu wane xool regard général ñaar ñun tamit ñu koy saluer bu baax parce que li nga wax sànq as dafa am solo nee nga fin bu rafet mujj bu rafet fu mu jaar yëpp zéro faute kenn jéppiwu ko kenn mareewu ko un homme de consensus xoolal ñun ñëpp fa la ñu mujjee ñu dugal la ci yeewu la dugal la ci benn kees ñëpp tiim la ay surtout loolu sax daf ñuy permettre xam nga classe politique bi foog ñu wax ak moom parce que souvent li ñuy def moom mooy njëkk a impacté si ñun
Côte d'Ivoire sànq Mor mi ngi koy wax kañu fot na moon def candidat moo dafa génn àdduna Mali Soumaïla ñëpp jàppoon ni moom mooy nekk prochain président dem nañ seen loolu mooy wane ni yenn mooy li ma la wax ne la yenn dara jaru waaye lecture cher et son plan voilà lecture mais xam nga lu metti mooy jamono bi nga xam ne yàlla suñu borom bi mi ngi yónni lu metti lii bi ñu yónnee ay misaal di wax ak ñun parce que Dieu parle avec nous mais c'est nous volontairement qui sommes sourds à son discours parce que parallèlement même à après parallèlement qu'est-ce qu'on est en train de faire Mor on est en train de mettre en avant ay affaires yu ridicule dégg nga politiciens yi nekk fii ñaar ay suppression des villes may ma ñaa def ceci di mattante fee di nangam donc yooyu xam nga kon cela veut dire que non naa dañ compris waaye ki ñu defante la yaa ku defante ak suñu borom nag yaa ngi doog a defante te Covid bi bokk na ci lu suñu borom wan ngir ñu xuppi suñuy bët waaye ci way bu rafet bi nga doon wax sànq président de la République dañoo nemmeeku mu dugg wotoom génn di def balaat xëy na ngir saafonteeg askan wi loolu nax wut ci way bu rafet la bokk non loolu ci ut buzz raté xam nga ne président Macky Sall moom man des fois dama koy yërëm des fois tamit il me fait un peu rire doucement parce que dama ne voilà quelqu'un boo xam sànq Cheikh yaa ngi wax Gon Coulibaly yaa ngi wax Soumaïla Cissé Gon Coulibaly moom la ado tànn mu nekk dafa am ba mu génnee àddina xool ni mu génnee àddina jóge ci feebar ñëw conseil des ministres dafa publiquement nga nderteelu waa loolu ku amul ñun ñi duñu ay borom xam-xam duñu dara waaye kooku ku yàlla may as tuut dégg war nga tiit sursauter ñu jóge ci loola moom ado ki n'a rien compris mu bëmax beneen mandat nañu xool mi ngi doog commencé nañu xool ba keroog fu ñu mujjee ndax yàlla kenn du forcé ak moom ñu pare Soumaïla Cissé ak lu mu daj yëpp ba mu jógee ci otage fu gënoon metti otage jihad ba mu fa jógee ñëpp dañ ne non kii dugg na fu ñu ragaloon ni fa lay desee xoolal mu xoolal te ba muy génn astu rappelle-toi symbolique tout de blanc vêtu nangu sax wax benn wax bu fort ci ña mu jógee ñëpp ne non kii jeexal na yàlla ba tey xool bëgg démb nga dem lu ko yóbbu lii kon ñi fi des lu tax xaatuñu ko président Macky Sall li ma la wax ne la dama koy yërëm mooy li tax ma koy yërëm mooy c'est quelqu'un qui n'a rien compris et je me demande quand est-ce qu'il va comprendre xam nga jamono ji est-ce que jamono la nga naan da ngay balaate wu est-ce que jamono la nga naan da ngay doxantu yow booy doxantu xanaa sax da ngay doxantu fu dara nekk yow et puis c'est le roi du bad buzz yaa ngi dugg nee nga da ngay doxantu yaa ngi sol sa costume yaa ngi sol sa kii nangam dégg nga après jël sa oto bu bakkanee xam presque avion sur roue avion sur terre dégg nga ba pare nga xam ne akay nandite nga xaar bu mu leer la ne fii pas xoolal pas férieux pas d'embouteillage pas de surxu pas de karañ pas de charrette pas de clando yi klaxonné fii à gauche à droite pas de mbaam yu jékki-jékki traversé circulation bi akay nandite keroog la mu lakk ci essence fay nañu. mooy mais du dégg mais tam yow la mu war. la mu war mais fii waa ji dugal na fi ay àddinay milliards otom boobu moo ëpp fii mu war ko ci réew mi ñu toll fi réew mi toll ñun nga xam sama xeet gi nga xam ne lekk nu naanunu mu war ci loola avion sur patte déedéet xool ànd ak doom ja ñu promet xam nga kon ki yëgul li xew c'est-à-dire président Macky Sall dafa yëgul li xew fu ñu metti la yëgul muy doxantu ci boulevard ba pare am ki rek si ginnaaw def reportage ba pare caméra embarqué nangam dégg nga mën a ñu naan ba xam nga man ce qui m'écoeure mooy la mauvaise foi de certains Sénégalais ñu osé di tàccu naan oui quelle modestie quelle simplicité waaye man modestie bu ànd ak caméra bi kooku bëgguma ko accam. Mais est-ce que quelque part ça ne pose pas le problème de rapport au peuple bi ak li ñuy duppee élite wala ak suñu kilifa yi. j'ai l'impression que ñoom dañu nekk ci kaw ñun ñu nekk ci suuf bu ñu dajee rek dafa war a nekk loo xamante ni si dafa bees wala c'est exceptionnel alors que ne le contact doit être permanent. non xam nga ñun asu li nga wax noonu dafa c'est une vérité irréfutable mais regarde pour te dire ba tey parce que boo doxee sax ba xaw a seen président day nekk lu rëy ci yow. lu incroyable alors que mais ñun France bi nga xam moom laa gën a miin mais da ngay dugg métro sax mu kenn defaat ministre yeeg noonu ça su fekkoon personne ñoom peut-être communication visuelle bi ay Macron yooyu bu ñu bëggee wax seen Sénégal mais bras de chemise yi génn simplement mais kenn choqué wul gis Macron mi génn mais xam nga lu garaaw fii suñu réew mi ak président Macky Sall mooy
li muy communiquer xamul sooxe gi mu sooxe xamu ko c'est-à-dire une communication nulle terrible moom lay def mooy yow dëkk bi fu mu toll fu réew mi toll nga dugg man j'aurais compris symbolique pour symbolique nga ni nga sol lu dugg si Ndiaga Ndiaye pour la côté dugg si Ndiaga Ndiaye comme nee dafa bëgg proche du peuple tu connais xam ne président Macky Sall c'est le président le plus éloigné du peuple que le Sénégal n'ait jamais eu mais lu côté dugg mais raison de plus mon cher jamonoy mbas est-ce que tal nañu ay balade exhibition richesse boobu dugg ci xaw ma may bak la xaw ma lan yoo nga xam ne une voiture qui coûte des milliards nga dugg ci ànd ak sa doom dégg nga naan oui ça c'est waaw fii kii na fii tout est nice di xoolal autoglorification boobu fii tout est nice fii bien na fii kii na est-ce que day waajal discours fin d'année bu 31 décembre. non discours fin d'année bi asu xam naa sa temps jox na mais xam nga fan laa bëgg a jeexal ci balade boobu mooy li ma la wax ne bad buzz ak le roi du bad buzz yàlla sunu borom bi xëpp ndox ci buzz ba ku fi génn ci diggante bi ëpp solo Sénégalais yi yaa Seyda Mariama Niass buzz ba ne face kooku moom bu ko yeewul kenn du ko yee discours ba nag discours du xaw ma du nouvel an xaw ma lan président Macky Sall as référence du sama temps jeex na. yàgg na. nañu jàppale moom président mais surtout journaliste ya mu tànn trier sur le volet ñu ñor a jàkkaarloo ñoom journaliste ba ñuy dem nañu jiital li ñu seq man ñun ñuy toog fii mooy informer juste et vrai bu ñu jàkkaarloo président Macky Sall daaw moo fi ne nii wii nii non. avec Babacar Fall. Babacar Fall au moins osé na poser la question. ci fas gëmuma sax dañ ko invité waat bi yoon waaye bu ñu ko invité waatul ñay dem dañu osé jàkkaarloo askan parce que askan ngeen di jàkkaarloo ñun suñu métier bi da nga dégg ancien président waaye doo dégg ancien journaliste xanaa nga dem politique. ñoom dañuy dem ñun ñu ngi fi dañuy dem bàyyi ñu fi keneen ku ñëw fekk ñu fi kon président Macky Sall xaaruñu ci moom mu ñëw wax ay discours yu kër yooyu ay xaw ma def naa li tagg bopp ma def naa li ñun li ñu xaar ci moom mooy qu'il prenne qu'il nous annonce de vraies nouvelles. qu'il nous rassure nañu wax Covid bii yan mesures exceptionnelles lay jël pour contraindre les récalcitrants ñu respecter les mesures barrières nanu wax naka lay def dëggantaan pour ñun suñu nekk ci suñu réew mu neex mooy suñu lekk suñu naan suñu courant suñu ndox suñu dëkkuwaay yi yooyu nga xam ne ay lu terre à terre ci suñu besoin naturel nañu ko régler nañu wax nag surtout question de survie waaw nañu wax surtout astu troisième mandat na ko régler troisième candidature nañu ne carrément je ne le ferai pas parce que il ne peut pas je vous remercie. merci beaucoup Aïssatou merci beaucoup c'était jàngat avec Aïssatou Diop Fall en tout cas li ñu waxtaanee tey am na solo mu mel ne jàngoro ji war naa tax ku nekk dellu siwaat ci anam yu bëri loolee nag Aïssatou dafa am kàddu yoo xamante ni si wax nga ko fi sànq ci maam Abdoul Aziz Sy Dabakh ñu yëkkatiwaat dégluwaat kàddu yi nga xamante ni si daan na ko ñaax mu nekk fàttali ci ñun waaye tamit fàttali ci ñëpp. góorgóorlu leen adduna du kër adduna du kër adduna du kër. teranga yi leen yàlla jox bu leen ko walbati ko def ko gannaay di ko xeexe seeni morom waxatuma la fekk sa mbokkum jullit ngay dal ci kawam pour doole buñ la dénk te mu war la ëllëg dees di rocc ci doole ji ni ki Lamine nga ñëw tëdd fi dootoo man dara say bokk duñ la waxal lu baax dara jaru lu leen tuuti man waxuma politique waxuma pour ñu applaudiser dama leen di wax ne man mi wax ak yéen ñi déglu nañu fab loolu def ko suñu kanam xam ne bés bi kenn ku nekk mi ngi la nit te xamuloo ni day dikkee lan la ñu xam ci biir Lamine fi mu nekk léegi ku ci xam dara yaakaar ak njort rek ngeen am ci moom ci kan la ñu yaakaar ak di jort allahu subhanahu wa taala mi nga xam ne lépp dana dem sa des kullu nafsin zaiqatul mawti kullu shay'in halikun illa wajhah kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikrami nañu jaamu yàlla te bàyyi par parloo bi te bàyyi po bi te jéem a xam lu yàlla xam nañu koy jaamoo waaye di dugg ak di génn te tëral sa lammiñ te kenn signé wu la permis nga sëgg ci deru gor yi soo lëggee daa daje koo xam ne kii avocat du fa jariñ dara kenn rek la mooy président ba mooy juge ba mooy avocat ba mooy procureur ba dëgg moo fay avocat dëggay la yor teel yàlla ba mu xam ne kii mooy avocat bi gañe na mu ne bàyyi naa la dëgg de nañ jaamu yàlla te bàyyi pomi
te bàyyi kattan yi ñu dénk nit ñi fab ko jox ñu di seen dooley bopp. jërëjëf Abdoulaye mu nekkoon kàddu yoo xam ne maam Abdoul Aziz Sy Dabakh moom moo ko yëkkati woon fàttali sunu bopp waaye tamit fàttali ñëpp ndax waxtu bi ñuy dund metti na waaye yaakaar naa ne am nañu loo xam ne mën nañ cee sukkandiku loo xam ne bu ñu ci wéeroo dinañu mën a dem ndax nag sunuy kilifa liggéey nañu ko fii am nañu ñoo xamante ni si ay royukaay lañu bu ñu doxee ci seeni tànk yaakaar naa ne ëllëg mën naa rafet 2021 mën naa rafet njott mën naa rafet ci suñu ëllëgu réew ci kanam tuuti ñu dalal gan gi. ayca bokk Serigne Cheikh donc suñu invité di Mohamed Kébé nekk président amical faculté médecine fële ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru monsieur Kébé ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay monsieur Cheikh. waaw je pense que prétexte bi nag mooy la xew foofu ci seen faculté ba am seen benn naataango maanaam benn étudiant boo xamee ni dafa tawat. te ba léegi ngeen di xaar ci moom évacuation te loolu amagul lan moo ko waral ak yan matuwaay ngeen fas yéene jël. waaw jërëjëf grand Cheikh di la remercier tout d'abord di nuyu Assou ak waa plateau bi yëpp Aïssatou ak suñu grand. voilà di leen remercier ci dalal bi di profiter aussi ci temps d'antenne bi pour nuyu bépp téléspectateur ak téléspectatrice TFM. ci Sénégal et à travers le monde pour ñëw ci laaj bi effectivement ñun faculté de médecine bu université Cheikh Anta Diop de Dakar daa am benn situation bu difficile boo xamante ni moom la ñuy dund voilà mu nekk situation boo xamante ni suñ benn xarit moom la dal faculté bi yëpp ànd di ko dund ak moom mu nekk situation de maladie comme ni ko grand Cheikh waxee sànq maladie boo xamante ni c'est une pathologie assez rare maanaam jàngoro bu xaw a rare la ñu koy wax aplasie médullaire aplasie médullaire suñ ko waxee mooy maanaam éléments yi nga xamante ni ñoom ñooy jur ñoom ñoo nekk les précurseurs les éléments figurés du sang maanaam lépp luy cellule sanguine comme ay globules rouges ñu koy wax hémocytes wala ay globules blancs leucocytes wala ay aussi ay plaquettes wala thrombocytes yooyu suy manqué si nit ki amatul production